ngi ci xeex bi parce que am na ci ñoo xamante ni bàyyiwuñu benn yoon bi crise bi tàmbalee ba tey ñu jógoon pour dugal seeni yoxo ci xeex bi ci sensibilisation bi ba léegi ñoo ngi ci donc ces acteurs communautaires là pour waxtaane leen dañuy dem Kër Mado fekk ko fa en visio télétravail. Bonjour ma Boulette. Bonjour mon coach. Salut Boulette. Ça va Boulette? Ça va, Baïcher. Ça va ou quoi, Boulette? Oui. Non, tu es unique. Tu ne changeras jamais. suba incha allah yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér suba maa Boul laa lay wooyee Boul laa lay may suba xam nga looy dégg bonjour Boul. yàlla baax na ni ba suba ayew ma. ayewoo suba kon gannaaw suba incha allah ngay dégg salut ma Boul. Alors ñu ngi lay nuyu Mado, ça va? Ça va bonheur maa ngi ci jàmm maa ngi leen di nuyu mbokku téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek donc tey dinañ waxtaane ñi nga xamante ne ñoom nañu dukkee les acteurs communautaires parce que ñoom tamit ñi nga liggéey boo xamante ne dafa am solo ci li nga xamante ne moom moo di moment de Covid bi ñu nekk donc rawatina sax instant yi nga xamante ne lépp tijji nañ ko donc pour relâchement bañ a am ñoom tamit dinañ bay li nga xamante ne moom moo di seen waar ci noonu rek ñu dem xool ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Samb muy expliquer ñu bu baax déjà lan mooy seen rôle. Acteur communautaire ci tënk mooy ñi nga xam ni ñoo ngi ci gox yi te taxaw boo xam ni mooy bépp politique de développement boo xam ni état indi na ko lépp loo xam ni dafa war a jariñ askan wi waaye lépp loo xam ne aussi dafa leen war a lor mooy ki nga xam ni dafay jege askan wi di ko sensibiliser di ko conscientiser waaye di ko jox la bonne information acteur boobu nag mën na nekk bàjjanu gox mën na nekk relais communautaire mën na nekk membre ASC wala association ci tënk mooy organisation communautaire de base yi ñooñu nga xam ni dañuy travail bénévolement lenn rek moo leen ñor mooy seen askan seen gox mën a jëm ci kanam ba lépp loo xam ne dafa war a lore mu bañ leen a gaañ. waaye ñun nag gox bi ñu jiite ñeenti commune la bi mbir mi commencé dañoo woo ndaw ñi ku ci na ñu ne demal jege ji kilifa de base bi kilifa gi mooy maire bi par exemple Grand Yoff gi ñu dem seeti monsieur le maire wax ko ni ko kon ñun nii la ñu bëgg a taxawee ci feebar bi mu jël lu mat téeméeri ndaw ak juróom fukk former leen jox leen matériel ñoom ñu war a dugg ci gox bi di sensibiliser waaye ànd ci kilifa gi muy sous préfet mu ñuy superviser dugg ci école yi tey école yi ubbi na école boo ci dem am na ay ndaw yoo xam ne jeunes ña nga fa di accompagner enseignants yi sensibilisation bi ci marché yi ci jumaa yi bi ñu ko war a ubbiwaale ci église yi boo ci dem rek acteurs communautaires yi ña nga fa lenn rek moo leen fa taxaw mooy fexe ba ñu respecter gestes barrières fexe ba maladie bi propagation bi nga xam ne mi ngi koy def ñu mën a casser la scène donc tey jii distribution bi nga xam tam état indi na ko muy ndimbal gi tey centre boo dem acteurs communautaires yi ñoo fa mobiliser wu ànd ak autorités yi pour faciliter population bi ñu mën a jot ndimbal googu damay wax ni feebar bi damay dégg professeur Seydi naan kenn du ci intervenir fa ñuy faje parce que fa ñuy faje beneen niveau la fi ñu war a gën a renforcer mooy la prévention fexe ba feebar bi du ñu dal mais foofu xam nga ki ko mën mooy acteur communautaire bi wax naa la mooy bàjjanu gox mooy relais communautaire mooy ASC mooy organisation communautaire de base donc kooku tey boo ko renforcer di nga noppal médecin yi parce que kooku tey bu ko virus bi rëccee rek da ngay submerger suñu hôpital yi ba médecins yi dootuñu amati capacité wala boog suñu hôpital yi amatuñu capacité accueillir donc am nga foo mën a intervenir état bi mooy renforcer la communication de base renforcer les acteurs communautaires accompagner leen pour que population bu ne ñu jox la masque waaye ku ñu jox masque ñu wax la ni la masque bi ngay takk au-delà de te protéger yow da ngay protéger ki nga dendal. Et puis Mado, on a tellement parlé des cas communautaires ñoom ñii ñu tuddee ay acteurs communautaires ñoom sax ñoo mën dara ci sensibiliser nit ñi nekk ci gox yeeg goxaan yi gën leen jege parce que ñoom ñoo mën a def porte à porte fi seen làmmiñ mën a yegg peut-être ministre bi wala docteur bi loxoom du fa mën a yegg wala làmmiñam du fa mën a yegg mais ñoom seen i làmmiñ nag seen taxawaay mën na yegg ci porte à porte yi moo tax seen taxawaay am solo ci gox yeeg goxaan yi Madeleine. oui Baye Cheikh looloo waral sax ñu def reportage bu ni mel pour gën a conscientiser ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bi parce que ñoom la plupart boo leen gisee fi ñuy intervenir ci gox yëpp mais rawatina nag quartier populaire yi parce que gis nga ni boobu ba léegi saa yoo xool lim yi mi ngi yokku c'est vrai que maladie yi tere tamit bare na waaye tamit néew yaa ngi yokku maarike deytaali ak li nga xamante ne moom moo di cas yi ba tax na ñoom ñoo gën a mën a intervenir donc gis ngeen bu baax ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Samb li mu wax donc ñoom li ñuy def la plupart mooy ay CCC
c'est maanaam ay communication pour changement li nga xamante ne moo di comportement wu nit ki léegi comme par exemple boo ko déggee ci biir aussi mbiru don yi nga xamante ne dañ koy def ñoom dañ ciy intervenir bu baax a baax parce que la plupart balaa mairie bi balaa ministère bi ñëpp di jot li nga xamante ne ñoom ñoo di information yooyu ce sont ces acteurs communautaires yi ñoom ñoo leen ci dimbali parce que ñoom déjà dañuy def li nga xamante ne moom moo di ay VAD maanaam visite à domicile di waxtaan ak nit yi ba pare di def li nga xamante ne moom moo di xool ñaata nit ñoo nekk ci ñaata kër ba nga xamante ne bu ñuy joxe li ñuy don yeeg yooyu dinañ ko joxe ci nu mu waree donc c'est très important ñu bàyyi xel ci nit yi jàppale leen leneen rek li ñuy déplorer mooy malheureusement aussi ñoom c'est vrai que c'est des bénévoles ils attendent rien en retour mais baax na aussi ñu bàyyi leen xel ñuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ministère yi surtout de la santé rawatina aussi de la jeunesse ñu leen di gën a jox les bonnes informations ngir ñuy gën a mën a dem ci nit yi gën leen sensibiliser gën leen wax li war de tamit parfois ñoom itam ñu yëkkati sax bu dee ay dàmpaay jox leen ko parce que quand même ils abattent un travail exceptionnel rawatina nag ci moment bii ñu toll nga xamante ne relâchement jot na te ñoom duñu bàyyi ndax bàjjenu gox yaa ngi dugg ci kër yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di délégué de quartier ku ci nekk ñi ngi fexe di jege seen population ak seen askan di waxtaan ak ñoom Baye Cheikh. mais merci ma poule en tout cas ku fi am initiative rek te xaaroo ci dara di nga ko wone di nga ko fésal di nga reportage ci moom lu mel ni lii nga def c'est bien ma par exemple ak ñu bëri dañuy foogoon ni peut-être ay bàjjenu gox ak ñoom seen ay nit yu ñuy fay lañu mais li ñuy def bénévolat la tur dañuy dem di ci jàpp rek te yàlla tax donc ñii ñoo jara waxtaane ñoo jara wane ci initiative yi ngay teg ci télé bi Mado. effectivement Baye Cheikh comme ni ñu ko digalee rek donc saa su ne bu ñu gisee loo xamante ne jar naa wane te mu nekk loo xamante ne mérité nañ ko dinañ ko def donc ci noonu toujours rek may remercier ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mbacké Seck borom vision thiessoise moom mooy tourner la plupart ak ki nga xamante ne moom moo di Youssou moom mi nga xamante ne moom mooy monteel Youssou Silla. et Boulette. bye bye. ma Boulette. mais man ay waay li ma métti rek mënuma tontu yow ban tur laa la war a tuddee sax xaw ma daal. coro jàppale leen ma. te nga maa tuddee ñooxit. ñooxit ah déedéet boobu rafetul. ana déchi fer na. mi ngi fee ci maamam ngi lay seetaan mi ngi ci biir. waaw nuyul ma ko Guèye docteur je t'embrasse ma puce. bye. Après demain puisque demain on sera jeudi mooy sa bisu noppalu donc Mado qu'on a retrouvé chez elle en visio télétravail puisque ñun boobu ba tey ñu ngi télétravail ak une partie du personnel de l'équipe plutôt donc tey mu doon ñu présenter njëriñu ñooñee nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay acteurs communautaires bokk na ci bàjjenu gox yi ñoom nag seen taxawaay dafa gën a am solo ci période bile barki démb rek maa ngi dégg benn